dama jël waxam mu def déclaration wax toute sa pensée moom kay dañuy wax ne waxal feeñ dafa làqoon wax nag bi mu làqoo wax ja génn waaye man ñàkkuma koo déglu nettaliwuñ ma ay waxam laa indi bu ànd ak nataalam na taxaw ne nataal boobu du man walla wax jooja du man bu amee fi mu ne nii kuy weddi ci côtéem la waaye du man maay weddi problème bi du Sidi Lamine du man kenn laa ci ñoo am di leen naqadi ñëw di ko exposé kon loola du ma dem di ci waxaale su amee ku muy waxal ñëpp la amal ñu muy waxal jullit yëpp la amal ñu muy waxal kon may dem di wax ak moom lan laay wax ak moom bul ko nettali bul ko wax bul def lii wàññi ci lii defal ma ci lii am waxaale la dama amee sama yëf ba koy waxaale man sama naqar rek laa amee donc dama bëgg a wax ne duul ne jamais je vous dis sincèrement duul ne jamais dama ut si la personne du ma ne jamais dama ko dégluwul dama koo déglu su ma ko déglu woon tam ñëw di ko nettali li ko noonu mun nañoo wax ne yow yaa ko nettali waaye dama koo dégloo ndoor ak yéen bu fekkee li ma dégloo ndoor ak yéen c'est pas convaincant wala nga am nga ci point boo xam ne lam ca wax bokkut ak man li ma wax wala loolu jarul ngay am lu la naqadi wala ngay précipité bu fekkee lenn ci loolu am na nga ne ma lenn ci loolu liir yëpp jarul wax ne yonent bi du ab yonent dafa doon wax lu ko neex rek jarul wax du dara bu fekkee wax nga ma loolu ñeneen ñi d'accord kook yow ma xam ne man maa amee déggin boo xam ne man rek maa ko am wala ñu ne ma kaaba gi ngeen doon aji yooyu yëpp aji bi du dara nga ne ma bu fekkee lii may wax nag français la ko wax nga wax ma ne ma loolu du li ma waxu ko ci français kon déglu naa ko moom am na benn bis ñu koy laaj moom Idrissa ne ko da ngeen a war a dialogue yéen ak pouvoir bi mu ne ñu ngi dialogue toujours ñoom ñu ngi ñuy dégg suñu wax ñun tam ñu ngi dégg suñu wax seen wax moom itam su may woo waxtaan maa ngi waxtaan ak moom man ndax dégg naa sama waxam te moom itam mi ngi dégg sama wax fii ma toll kon ñu ngi wax kon lam soxloon am na ndax man déglu naa ko te maa ngi nii di ko tontu kon loolu rek mooy waxtaan waaye waxtaan duwul kaay leen tëju ci biir néeg la ma wax ci téere bi mooy li ma waxaat tey te booba nekkuñoon ci élection te booba nekkutoon opposant bu ñuy gor tànkam booba dafa nekkoon ci donkaasi gi la ma waxoon mi ngi nii utaatal téere bi léegi nga liir ko bu ci dara manqué nga ne ma lii sa waxu tey la lii sa waxu tey la bu à qui profite le crime xam naa ko waaye man wax nga Sidiki Kaba wax naa ko ca kaw mi ngi ci fu nekk ba ma waxee itam ci Sidiki Kaba la ma wax yërëmuma ko wax naa yëpp génne nataal ya preuve à l'appui condamné ko wax ko mu dem fépp te dañu ma ci démb dañu ma ci tey waxuma ne bàyyi leen Idrissa Seck dem leen ci Macky man ne naa ñoom ñëpp ñoo bokk seen tabax yooyu ñuy tabax puisque yii yëpp ak franc-maçonnerie rek la wax naa ne wax naa ko Macky Sall newoon naa ko téere bii nga amee de c'est pour être juif te ba ma ko koy wax man ak moom yàgg na wax seede ya ñu bokk avion kon bu fekkoon ne li may wax dafay fekk muy arrangé kenn wala mu ñàkk a arrangé keneen nga wax ma man dama bëgg toujours buñ ma attee ci keneen mun naa am yeneen raison yu ko poussé ak neneen nuñ ko melale ko moom moo ci tontu waaye man nag sama wàll lii mosuma ko fekke il y a de cela 30 ans c'était en 88 Amérique invité ñu man ak Ablaye Bamba Diallo ak Ndiaga Sylla ak Omar Ndiaye Mamadou Omar Ndiaye ñu dem biñ demee ñu dem Washington DC dem Kansas dem Atlanta ñu gis ni may waxee affaire juif yi ñu boole ñoo juif yi keroog mu tàng jir ma ne leen nekkuleen ci dëgg tey nekkuleen ci ëllëg dem nangu ji suufu jàmbur man d'accord ma ci ñiy wax négocier leen génn leen suufu jàmbur yi laa leen di wax c'est une occupation di leen ko wax ñuy tàngal ba mu ñib si bi ñëwee ñu seen patron di leen laaj ni leen naka la waxtaanu meloon ñu ne ko ça a été une partie de baseball ma ne dinaa seetaani baseball ba xam nu mel
donc lii duul ne dama ñëw ba fii dem naa ba Amérique ci diggi juif yi ñu ñëw toog ak franc-maçon yi keroog bi ñu demee fi Thomas nekkoon seen kii nga xam ne foofu au ciel ouvert ca la ñuy wone nga xam ne kii franc-maçon kii franc-maçon kii franc-maçon ma toog di discuter ak ñoom lii su ma demoon ba ci sama kanam borom itam du tere nii ma koy waxee rek noonu laa ko xamee noonu laa koy waxee ci kanamam donc duul une question bugg a gor tànk wala ñàkk koo bugg a gor Idrissa xam na ne ci fii ñoom ñëpp moom lañ am di ñëw di fi génne seeni kii et loola dara nekku ci te dara nekkaluñu ci lu mooy rek bugg a jàppale ab démocratie lu mooy bugg a jàppale ab réew mu mun a exprimer wu donc wax jooju mun na valable pour keneen waaye man comme ni ma ko waxee livre buñ ko bindoon il y a de cela plusieurs années boobu ma ngi ca donkaasu gi mu ngi nii ma koy bindi la ko indil tey mun naa laa indil yeneen ak yeneeni intervention livre baa ngi nii dana pare te bu paree da nga xam ne du lu ma cofantu du loo xam ne dama ciy viser kenn wala ñaar monde arabe baa ngi ci lu mel nii ñeneen a ngi ci ñeneen a ngi ci te ñooñu ñëpp itam lu may dugalaale ci sama biir mbind la kon nag combat la boo xam ne man dama jàpp ne ab jullit daf koo war a am ndax dañ ñu koo teg waaye man principe bi may faral di demee suratu Nisa verset 84 fi yàlla di waxee ne booy xeex ci yooni yàlla na nga engagé sa bopp rek waaye nag ñi ci des na nga leen inciter pour ñu jóg loolu moom laa gëm li ma gëm danaa ko wax danaa ci inciter ku nekk waaye nag ànduma ci kenn man kenn maa koy def puisque c'est une conviction d'abord may liggéeyal conviction boobu waaye itam je le partage avec les autres ku ko gisee ni ma ko gisee baax na bu ko keneen gisee noonu itam respecté naa nu mu tudd sa liberté. diine wala génnul ci diine ndax làmmiñ a koy def wala xol a koy def l'islam fenn rek la nangoo ne soo ko defee ci sa làmmiñ bu boobaa danañ laaj ci sa xol mooy bu amee contrainte illa man ukriha la wax bu fekkee dañ la ko def ci contrainte bu fekkee woon ne dañoo ne woon dafa dem fenn ñu teg ko bali fetal ya ne ko nangam ak nangam mu daal di taxaw wax fa léegi lii bu boobaa waaye loola jàpp ci dara ci xolam bu boobaa l'islam dana ko ne kon loola jàppaluñ la ko ndax contrainte bañ la ko tegaloo loolu tam yonent bi jàngale na ko ab saxaabi ñëw nañu woo ko xasloo ko yonent bi biñ métitel bi méttee ñu koy def ci torture ba attanatu ko mu wax lañ bëggoon a wax bi mu ñëwee ci yonent bi di jooy alquran wàcce ne ko yow bul jàpp ne wax nga dara ndax contrainte moo tax contrainte moom dana tax ñu yëkkati fii nag contrainte dafa nekkul dafa doon ree di tëb ba nga xam ne sax yëf yi soo ko xoolee daanaka won nit ñi ne l'islam nekkul di dara ba pare nag di ci kontaanaale dama bëgg nga xool image bi décortiquer ko image bi day wax na muy waxee day wax ni muy yëkkatee mooy yéeg ni mu koy tegee lépp day wax kon wax jooju ci laa àtte ci ne àtte yañ xam ci l'islam muy ku weddi alquran weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weddi mboolem ponk yi nga xam ne moom la l'islam taxaw génn nga ci l'islam man génnewu ma ko ci dama wax li nga xam ne luñ xam la je ne fais que lire le droit comme disent les juristes man itam je ne fais que citer dégg nga des références dans l'islam yoo xam ne nee nañu ku def lii te contrainte nekku fa bu boobaa loola ngay def génn nga ci diine leen ca tegaat nag bu ñëwee tuub baat boobu génn ci yow aha kay lapsus bu am solo la bu révélateur la bu tuubee dañ koy nangul ndax bunti tuub day am dañ ko ubbi ba faw kon mun naa tuub waaye fi mu ne nii nag tuub war na ko bu fekkee ne jàpp na ne bugg naa des ci l'islam bu fekkee bugg naa des ci l'islam war naa tuub kooku mooy benn côté bi léegi nag lam ci yàquloo ak lam cey defarlee waaye lam cey yàqee nag wax nga lam ci mën a yàqulee lam ci yàqee nag xam nga nu mu yem xam nga nu mu yem donc foofu la problème bi nekk man mun naa laa wax ne la ba léegi sama bët yaa ngi nii dégg nga gëmmul depuis ba ma ko yëree ba léegi su ma demee ba tëdd rek
duma xam dama dul mun a tee nelaw dégg nga loolu muy may defal ay perturbation yu métti puisque lu mel nii man ma nekk ci suuf xam nga dama lay waxal tey soo gisee may ñëw di wax dama bëgg a démarqué wu soo gisee keroog bañ ko waxee rek ma daw daal di ñëw ne Moustapha invité ma mi ngi nii duma ko nëbb mosuma ko wax ne invité diw waaye man maa ko wax mu wax ma ne ko lii daal su ma taxawul ne état bi li ñu def Macky lim def ministre des affaires étrangères li ñu def taxaw joxoñ leen bu boobaa musiba mun na fee ñëw kon man dama bëgg a démarqué wu ba mu teel ndax lii ñu def mun naa jur lu bon lu nekk ci ay ñooñ yoo xam ne nee nañ gëm nañ dara daf ci am loo xam ne man damay démarqué wu kon moom itam bi ma ko dégloo ba léegi ñemeetuma toog mënatuma nelaw donc man li ma yàqal personnel nga ñëw nag ci tant de personnes ci biir xoli nit ñi la ñëw di dóor ci biir xoli nit ñi la ñëw di dóor bu fekkee nag kii dafa naroon a jaar noonu rek ba xëy nekk président ëllëg mais li ko noon musiba am li ko noon musiba am kon yii dafa war a leer yàlla daf ñu ciy dimbalee ba nga xam ne ñoom ñëpp nag léegi danañu wax ndax dañoo tuub ndax léegi dañoo nekk ay juif wala dañoo nekk ay jullit nañ nekk lu leen neex waaye nañ bàyyi itam di ñu naxee ba pare nag war a yenu réew mi ak symbole bi ak yu mel noonu donc point bi pour man c'est très important pour que les politiques ñi commencé di xam lan lañ war a wax ak lan lañ ci war te wax ak lan lañ doon ak lan lañ doonul loolu itam ñu mun ñoo may ñu itam ñu xam kan la ñuy voteel ak kan luñ dul voteel c'est important ku def feeñ dafa def daal di feeñ Idrissa lan la namoon lan la soxla woon lan la bëggoon a def mais dafa doon wax ne kenn dàquma ko su fekkee ne ki nga xam ne mooy Macky Sall jël na le ministre des affaires étrangères su waree dem ba Israël sax mu nekk encore beneen débat dootul yem Tel Aviv mais dana dem ba Al Aqsa dana dem ba mur de lamentation dana sol mbaxanaab juif pour wane ne ñoom moom pare naa nekk juif ba pare nag yëkkati teg ay gerbe tegaat beneen mbaxana mu ñuul bi yooyu yëpp dem ànd ak garde yi ñu daal di ko dajjil bunt bi nga xam ne mooy Al Aqsa jàpp ña fa nekkoon yooyu yëpp et mu wane ne man danaa leen wax ne ñooñu man maa leen mun danaa jël bakkata daal di ne mooy fa ñuy jooyee kon yéen foofu la ñu war a ajee ci yéen la ñu war a ajee danaa leen fal ca kaw danaa leen wax ne yéen a le peuple élu danaa wax ne àddina bi yëpp fii mu toll yéen rek ko mën a defar benn bu mu leen waxoon danaa leen wax fukk déglul waxam ji benn par benn ñooñu foog nga ne fi mu ne nii benn juif boo xam ne Idrissa dina taxaw ci kanam te doo lamb jox ko ñaari junne juif yëpp ñoom ñëpp ku nekk tey bu demee ku nekk moom dana ko ne maa ci def 10 000 ah donc point boobu lim leen wax kenn mun leen ko wax seen géwélab juddu du leen ko wax keneen du leen ko wax lam leen di wax moom rek moo leen ko mun a moom moo leen ko wax dégluwaatal enregistrement bi donc point yii yëpp nga xam ne nag jël na ko wax ko lan la ci jublu mooy maa ko dàq Macky Sall léegi nag ci suñ gëm-gëm ñun ci la ñuy dàqantee pour nangu Sénégal toog ci suñ kanam léegi réew mi mun nañ koy yenu ba bu ëllëgee lépp day nekk juif lépp loo fi defati ñu ne la doxalee ko li ngay doxal du noonu sayon la ah ñun dañoo xam histoire boobu dañ leen a respecté c'est-à-dire l'islam li tax mu nekk doole mooy soo ne woon léegi Insa kenn yëkkati loxoom boo ne woon Moussa kenn yëkkati loxoom boo ne woon Daouda kenn yëkkati loxoom ñeneen ñi yonent yi ñu amee yëpp reconnaître nga leen te ñoom ñëpp dañoo jàpp ne yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imposture la dafa doon naxaate kon point bi foofu la nekk ñoom reconnaître ñu ki ñu amee ndax nee nañ naxaatekat lañ te ñun jàpp nañ ne yonent yooyu kenn du ñoom te mooy dëgg ndax yàllaa ko wax jàppewuñ ko jàppi naxante jàppewuñ ko jàppi defal leen ñun ñi defal leen dañ ko jàpp puisque yàllaa ko waxee noonu mu mel noonu ñu koy def donc loolu nag ci lañ war a bàyyi di football suñu réew di football suñu pas-pas lii may wax duul ci Idrissa la jëm na ci mboolem politique boo xam ne tey waroon ngaa fooye réew mi nga xam ne am na ci doomi réew mi ñoo xam ne parewuñu nit ñi di taxaw di ko foye moo xam nag Israël nga jëm moo xam Amérique nga dem Amérique du tous ba tous booloo jeex dem naa ba Maison Blanche man yii yëpp bu fekkoon damay toog fii di wax dem naa ba Maison Blanche ñooñu ma wax ma ànd ak ñoom
mais bu ñu demee les mêmes idées laa nekkoon di défendre et il y a de cela 30 ans donc point yii mooy li nga xam ne comme ni ma ko waxee rek liñ ci jublu mooy mu nekk yar buy wax politicien bi du lu la neex def duñu ay xar duñu seeni jaam ñun li ñuy déglu ci yow mooy solution li ñuy déglu ci yow mooy li nga mu ne defee ko ñu apprécier ko waaye nag du lu la neex teg ñu dans un domaine quand vous l'ignorez vous ne le traitez pas courant bi boo ko xamul bu ne man maa ko xam jox leen ma ñaari fil yi ma boolente ko bu boobaa fil yi ñoo lay yaral seen bopp loo xamul da nga cay màndu loo xamul par inculture par nangam liñ ci jublu foofu du ne il est excusé mooy il devait se taire sur des problèmes qu'il ignore su ma ñëwoon tey ci domaine am comptabilité un grand comptable formé ci cabinet bi gën a mag ci cabinet yi dëkk bi muy cabinet Mayoro Wade xam lan mooy audit xam ni nga koy defee xam gestion su ma ñëwoon man tey ci domaine am naan ko woy gestion du loolu mooy 2 3 5 ba mat nangam nga rocc ci 7 dana ma ne hé noppil loolu du comptabilité wala su ko waxul itam su ma ci naree yëkkati nag yëkkati géew bu ma kii naan leen kii li muy wax nangam ak nangam ba loolu jàpp leen bu boobaa day ne kii xamul dara waaye xamul dara googu nag du doon xamul daraay excuse nañ la xamul dara mooy dugal nga sa bopp foo ko wartoon a dugal soo déggee ñu ne la diw xamul dara mooy pax mu dugg ba dee ca moom moo ko def waaye xamul dara ba dul ne kon pax ma waru koo bu duggee ca safara sa du ko lakk ndax xamul ne safara la la loi de la nature moom moo am ni muy doxee loi de la nature boobu nag moom mooy indi li nga xam ci sagesse yëpp mooy balaa ngaa wax yëngalal sa làmmiñ ñetti yoon arab yi ne wa aynuka in abdat ilayka masaawi'un fa qul yaa aynu linnaasi ayunu iza rumta an taisha baidan an al aza wa irduka mawfurun wa ayshuka sayinu lisaanuka la tadkur bihi awrata mri'in fa kulluka awratin wa linnaasi alsinu waxal soo waxee na fekk ci loo xam la waaye nag boo waxee pour bugg a wax rek xamal ne nit ñi itam am nañ làmmiñ yu ñu waxee bu fekkee da ngay xool pour bugg a xool rek ne lu neex xool xamal ne nit ñi itam ñu ngi lay xool donc point bi mooy jaru ko ah peut-être yow jarul la ko waaye ñun ëpp na ko ñun yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek lañ am ñun yonent bi rek lañ am loolu mooy li ñuy liggéey néeg di sonn ak di créer yu mel noonu yëpp ci yoon woowu rek lañ tegu suñ idéal bu loolu rek moo ci nekk loolu mooy suñ lekk mooy suñ naan ci la ñuy xëy ci la ñuy gont dañ koy def suñ façon keneen di ko def ci façon am waaye loolu rek la soo demee nag ba tàppe ci tàppeem ne du dara benn bédouin arabe waxoon ni prophète ni messager ni verset ni leneen donc point boobu ne nag faute boo xamul baal nañ la ko faute boo xamul baal nañ la ko day fekk faute ba yow defoo ko defab ñëw di yëkkati lu em ni message bul fàtte ne il est présidentiable du moment qu'il est présidentiable il doit avoir les dossiers en main lii man def naa ko ak Ablaye Wade keroog bi muy taxaw di wax la nature de Jésus di ci wax ci église yi ba église bi mer génn uti palais bi dama bind lettre ci guddi gi ñëw yóbbu ko jox ko Habib Sy téléphoné ko ne ko muy ministre d'état sës ci moom foo nekk mu ne ma place sàngam ma ne ko joxal ma ko tey Wàdd kii bu mu nelaw te jotu ko lii ma gis tey man naqadina ma kon lii du l'islam rek laa ko defal de lii ma lay wax nii Habib Sy ak may dégg ma ne ko joxal lii Ablaye Wade mu jox ko keroog Ablaye Wade ak ma woo une heure de temps une heure du matin man ak Ablaye Wade ak Habib Sy ñu toog ca palais ba biñ toogee mu ne ma quelle belle architecture li nga wax naa ko ne ko waroo dugg ci diine jàmbur yi di ci ñaawal tegoo ko ci l'islam
tegoo ko ci xel tegoo ko ci ngor ñii la ñu nekk ñu gëm ko danga leen cay bàyyi fonkle leen ko loolu la ñu lislaam jàngal di ko ci wax yépp ma expliqué ko léegi nag li la ci war a musal mooy utal ministre bu ko amee mu ne ma ko mooy proposé ma ne ko en tout cas du man ndax utiwuma ko te bëgguma ko te li ma amee itam doy na ma mu ne ma ko mooy proposé ma toog ba mu yàgg ne ko Ahmed Bamba Ndiaye ñoo bokkoon di jàng te am na maîtrise ci français fii ci université de Dakar te arabe bi alquran bi yëpp rafetal na ko kon kooku mu ne ma kan mooy Ahmed Bamba Ndiaye ma ne ko moo amee le messager mu ne ma xawma ko ma ne ko cité nga ko keroog ci foire bi mu ne ma dañ maa joxoon turam rek ne ko mu ñëw demain à 17h ma def ko ministre la laan demee fekk Ahmed Bamba Ndiaye fii messager mi ngi yoon fii ci koñ bi balaa ngaa yegg ci kii bi ma téléphoné ko mu ñëw ma yëkkati lettre bi ma def ne ko am xoolal même lii laa defal Ablaye Wade ba fii mu toll mi ngi lay woo suba bi ma demee ma xëy daal di woo Habib Sy mu ne ma amee ça y est tu as fait de lui un ministre décret baa ngi nii maa ngi koy préparé ma ne ko bi ma ko kii waxee ma ne ko na nga ko dénkaale itam presse ndax ni ngay communiquer monsieur le président baaxul mu daal di ko def conseil ci presse def ko conseil des affaires religieuses point yooyu wàññeeku li nga xam ne man moom laa gëm mooy politique yii nañ bàyyi di xeeb diine ji ak ñi ko jàng foog ne loolu duñ ko soxla ba fuñ kiyee ñu defee ne diine yomb na ñoom fu leen neexee mun nañoo génne aaya jàngoon nañ ko fu leen neexee mun nañ ko interpréter mun nañoo bës ci internet bi xam sens bi ça veut dire ceci loolu c'est facile déedéet ku nekk la nga amee la nga mun yombul ca ka ko munul loolu nag mooy respecter loolu nag de tout le temps dama ko daan prêcher mosquée inachevée fii bi ñu fi daan yendu dama leen ko daan wax di ko wax ay cadre yoo xam ne dañoo ñëwoon foog ne l'islam mooy nga ñëw rek def ay citation man leen li ngeen di wax du l'islam su fekkee l'islam moo ko war a doxal yëf yi kon kaay leen ci gannaaw donc point bi dafa war a indi beneen débat ci biir réew mi débat bi mooy débat wu lan mooy de se respecter donc point bi su ma ko toppee dana ma indil yu bëri puisque comme ni ma ko waxee c'est toute une vie c'est toute une expérience boo xam ne lii wax naa koog Wade lii wax naa koog Macky lii wax naa koog keneen ak keneen ku nekk ci ñoom ba ma amee occasion ci Abdou Diouf ci ku nekk ci ñoom su ma amee occasion li ma xam danaa la ko wax te li ma gëm danaa ko doxee donc loolu itam laa ñëwaat tey bi ma ci gisee dara di ko wax man li ma gëm mooy ne àddina bi li ko ilif mooy ñu tuuti ñoo ñu nekk juif bul fàtte ne lii tey Trump def ma nga commencé ci le 14 mai 1948 ci Truman à 10 minutes de la déclaration de l'État juif mu daal di leen reconnaître bul fàtte ne fi nga ko fabriqué yépp defaree ko fa ma nga nekkoon aux États-Unis donc soo xamee bi ñu ñëw foofu ci Israël ci Palestine jëfu woyu yu métti lañ fa def di ñëw di rey di massacrer di jël nit ñi du leen duy Deir Yassin ak yeneen i place ña nga fa di ko nettali yi ci mujjoon mooy 80 ci li nga xam ne mooy Sabra ak Shatila mais nag nit ñaa ngi résister ba nga xam ne la ñu mënatuñ ko nit ñaa ngi leen di delloo benn fukk donc am na yu bëri yoo xam ne danay am ñu koy méttitlu waaye nit ñi yaafu suñ fi mu ne nii lii daanul am nga gis lu la naqadi ci président ñëw daal di taxaw wax ko ci kaw lu ci am ci bu njëkk daanul am ba nga xam ne keroog bi Sidiki Kaba waxee ma ñëw fii en direct wax ko loola du lu ñu may de kenn octroyé wuñu ko xeex bu yàgg la et dañu xeex ba loolu gën a sori loolu tey li nga xam ne moo am itam ci internet yeeg yeneen avancement yu bëri am na donc li nit ñi daan làqu di ko def moo mënut la nekk ça ne veut pas dire que nag lépp sotti na lépp sotteegul Amérique fukki état la ak ñaar fukkeel ba ak ñett mooy Israël te moo ilif lépp loolu am na moo tax ñi wuti Amérique di wuti France ne xaaral fi gën a gaaw kay mooy ma dem Israël waaye yooyu yëpp nag
su ko nit ñi xamee mu leer leen nii bu boobaa dana am lu soppeeku ndax nit ñi itam fi nga leen gis yu bëri dañoo defee woon ne rek mënuñ ci dara wala xamuñ wala ñàkk a xam waaye nag lii mooy éveiller ay conscience lii moo leen di éveiller waxtu woo taxawee wax conscience yi li nga xam yow séddoo kook ñoom ñoom itam ñu lay jox li nga xam ne am nañ ko ku nekk ci yéen dana jëriñu ci morom mi ku def feeñ kon nga laaj ma ndax benn bis mënuñoo toog ne Idrissa Seck dem na ca franc-maçon yi daf caa jóge ma nga ca biir léegi nag lan moo ko doon tegtal mooy waxam ji léegi lan mooy sa preuve mooy waxam ji wax ji mooy li juif di wax mooy ñun ñooy xeet wi yàlla tànn ah xaalu lan yadxulal jannata illa man kaana huudan aw nasaara juif ya ko wax ñun rek ñooy dugg aljanna ñun ak nasaraan yi wala ku ñu neex mu ñëw ne ñoom rek ñoo baax ñoo daj lii ñoo mën a tasaare yërmande déglul kii bi li muy wax qualité yi mu leen waxal yépp qualité bi yàlla la ñoo mën a tasaare clémence ñoo mën a tasaare dangam déglu ko loolu nag ñoom juif yi ñoo ko wax te lii yëpp mën naa la ko génneel ci alquran fu ñu ko waxee keroog ba ma waxee ak Macky Sall la ma ko waxoon mooy wa ma kafara Suleymaan walakinna shayatina kafaru yuallimuna annaasa sihra wa ma unzila ala almalakayni bi babila haaruta wa maaruta ne ko yii dara beesu ci alquran daf ñu jàngal yëpp donc ndax franc-maçon la ci digg ba la nekk waaw ci digg ba la nekk léegi nag bëgg nag kawe la doon ut ci suba sax maa ngi doon wax ne yaakaar naa du franc-maçon fi mu ne nii fokk ñu créé waat beneen franc-entrepreneur la passé na maçon entrepreneur